mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax bisimilah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci ñàngale mekk waa G7 doon dajeek jëwriñ gi ñu dénk wàllum fonction publique ba ñu ca génnee nag la ñu yëkkati mooy fa ñu teg seen tànk duñu ko teggi benn yoon alxames ak jàmm dañuy amal ab grève nationale bu ñu ca jugee ñoom dinañ amal ab doxub ñaxtu la ñuy wéy di sàkku nag mooy ñu fay leen seen i rappel di ay koppar waaye nag jumtuwaay di fichier ñu bëgg ñu méngale kook jamono bu fu waay toog nag lépp loo soxla ci kayit nga mun koo jëfee. waa ñoo lànk ne ñoom it duñu bàyyi benn yoon seen xeex bi ñu sóobu dañu koy wéyandi taxaw nañ nag ne nañ bu fekkante ne njiitu réew mi soxla na napp waxtaan dinañ ca dem waaye dañ ciy ànd kii di Guy Marius Sagna ak ña caabi féetee ginnaaw leneen it loo xamante ne daal dinañ koy weddi di tuuma gu ñu teg ci seen ndodd ne dañuy jot koppar bu bàyyeekoo ci woy politique yi. ARTP doon dajeek kilifa yi jiite opérateur téléphonique yi rawatina nag li ñu nemmeeku ci ay bés mooy léeg-léeg qualité réseau bi du baax mu ne nag foofu rek ñu xool naka la ñuy jooyante mbir mi looloo waraloon ndaje bi. mbokk yi ponk yi loolu la bu ngeen taxiloo ñu daal di koy faram-fàccee. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi ñu ko junjee lañu koy daal di door rek ñàngale mi waa G7 nag ne li ñu dugaloon di préavis dañu koy wëyandil alxames ak jàmm dañuy amal ab grève totale ak mujjantal gi nag ñu def ab doxub ñaxtu la ñuy wëy di sàkku nag mooy ñu fay leen seeni rappel di koppar yi nga xamante ne nguur gi da leen koo yoreel neem sax amaloon nañ ko waxtaan ak jëwriñ gi nga xamante ne moo leen a ŋànk di jëwriñ gi ñu dénk wàllum fonction publique Mariama Sarr génneewuñ ca nag ak mbégte neem sax am na ci yenn ponk yoo xam ne gis nañ ci saafara ca des nag nee nañ moo leen gën a ñor yu ci mel ne koppar yi waaye it lenteur administrative yi këyit yi nga xamante ne ñoom dañu koy soxla ngir seen wàllum avancement Mouhamed bi pass yi soxo Augustin Manga ñu nga woon ca ndaje ba reportage. ay waxtaan yi nga xam ne amaloon nañ ko lu ëpp juróomi waxtu ci diggante ministre bi yor wàllum fonction publique ak syndicat enseignants yi booloo ci G7 ci waxtaan boobu nag wax nañ ci lu laal wàllum yéexaay yu ñuy nemmeeku ak lu ñuy woowee dématérialisation mais tamit anam bu ñuy fayee liggéeykat yu nekk ci administration yi. mais nag globalement bu ñu xaymaa protocole d'accord bi amuñu vraiment satisfaction ba tey vraiment donc insatisfaction la ñu am parce que aussi si wàllu rappel yi mooy li ma doon wax boobu ça relève du ministère des finances état bi yor na jàngalekat yi ay milliards yu dul jeex président de la République. temps yële passé si message bi dafa ne du yokkal jàngalekat yi ay salaire mais ñun laajuñu président pour mu yokkal ñu ay salaire lu ñu laaj président mooy lim ñu yoral nañu ko fay. rencontre bi nag lu ko tax a jóg mooy andi solution ci protocole d'accord bi enseignants yi signé woon ci atum 2018 même su fekkee ni am na yeneen yu ci yokku ministre bi yor wàllum fonction publique rafetlu na ndaje bi tey rafetlu itam jéego yi ministère am jël ngir andi si ay solution stock nag mën naa wax ne amatul. parce que tey ci tey li fi des ci ay actes yoo xam ne dañ ko war a signer te mu war a jeex ci semaine bi war na toll ci 800 muy juróom-ñetti téeméer yoo xam ne dañ ko war a 866 juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn. loolu nag soo ko déggee da nga naan loolu bari na mais soo xoolee li enseignant di représenté ci agent de l'État nekk na téeméeri junni. lii nga xam ne nag moo am mooy. bu contractuel yi jeexee ci li nga xam ne moo nekkoon ay corps émergent ñu dugal leen fonction publique parce que am nañ diplôme boo xam ne tey moom lañ doon xaar pour dugg fonction publique loolu ñu ngi koy tuddee nomination titularisation ci ñi nga xam ne fonctionnaire lañu wala engagement nga dugg ci fonction publique comme décisionnaire. ministère du logement ak ministère des finances itam am nañ wàll ci revendication wu enseignants yi waaye fu mu toll nii débrayage ak grève yu ñu annoncé woon. teggeeguñ ci seen tànk ba tey. que bi ñëw fii pour rencontrer madame le ministre de la fonction publique nekkuñu woon ci dynamique pour seet buñ ci génnee est-ce que plan d'action bi dañ koy wele wala déet loolu taxuñoo ñëw fii dañoo ñëw pour waxtaan ak moom loolu benn point la benn point mooy plan d'action moom dañ koy maintenir mooy débrayage banque suñu loxo le 22 à partir de 10 heures le 23 une grève totale ba pare ñu def dox ñaxtu ba pare nag di xaar gouvernement bi vraiment ci protocole d'accord bi
di xaar également président la République également mu joxe ay instructions pour que accords yi ñu respecté ko. programme bi tax ñu yeesalaat lépp lu nekk ci wàllum administration dina tax ba ñu apporter ay solutions ci difficultés yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci secteur administration bi yëpp gannaaw at boo xam ne seetlu nañ ci ab dal enseignants yi fas yéene waat tàmbali seeni grève yi ngir ñu amal ay solutions ci lu ñuy sàkku. collectif ñoo lànk nañu nag ne fi ñuy teg seen tànk duñu ko teggi benn yoon fekk rek courant bi wàññiwuñu njëkk li tey jile nag ñu doon dajek way taskatu xibaar yi ne taxaw nañ nag ngir dem wuy ji njiitu réew mi bu fekkante ne da leen a woo waaye duñu ca wéet foofu rek kii di Guy Marius Sagna ak ña caabi féete ginnaaw ñu bàyyi leen ngir ñu dem ànd wuy ji loolu nit loo xamante ne daal nañ koy tuumaal muy ay koppar bu ñu jot bàyyi ko ci way politique faxas nañ ko ba mu daal di set wecc Alioune Gueye Barasaw. hymne national bu Sénégal lañu tàmbalee. ñoom ñile nanguwuñu benn yoon bàyyi xeex bi tànk lii du njëgu courant bi wàññeekuwul. non seulement commencé woon nañu di gis yenn kilifa waaye dañ koy continuer di gis kilifa aada yi gis kilifa diine yi wax leen ni ñoom ñëpp xam ni xeex bii ñuy xeexu courant bi xeexu askan wi la. courant Sénégal ñëpp koy fay ba mu des ñi nga xam ne dañoo ŋànk nguur gi ak seeni jegeñaale. activiste yi nangu nañu gisanteeg njiitu réew mi waaye dafay nekk ñoom ak seeni naataango yu ñu jàpp. mais ñun bañuñu dajeeg président Macky Sall mais daje boobu dafa am lu ko jiitu li ko jiitu mooy suñu camarades yi nga xamante ne dañ leen a jàpp su dul naka su dul noonu nañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër weesu fa sax ba nekk ne. délégation dañoo bëgg ñoom ñu bokk si te bu ko gii mën a jiite délégation bi sax ñun moo ñu gënal waaw mais. ndax waa ñoo lànk ñenn ci opposition bi ñoo leen di financer. ñoo lànk dafa am ay syndicat am ay kuréel yoo xam société civile lañ bokk am ay parti politique am coalition su ñu defee activité xaalis bi du jóge ci jaww ji déedéet ñun ñëpp dañuy natt ku nekk la nga yore ngay ñëw teg ko pour ñu mën a wut ay t-shirt mën a louer camion mën a louer sono. natt boobu dañ koy def par la force pour mën a avancer. collectif ñoo lànk nara topp sax ci yoon commission bi yor wàllum courant bi ba tax na ñoom ñi le ñu ngi waajalaat beneen doxu ñaxtu balaa weer wi di dee. ñu wax ci wàllum yoon ak mbiru Tahirou Ndiaye ak njabootam ñoom nag daan gañu leen tegoon di waa CREI yi tey jii daal dinañu koy dëggal ci lan koppar goo xamante ni dañu ko am ci amin gu jaarul yoon moom mi fi nekkoon nag directeur bu cadastre soxnaam ak ñaari doomam ñoom ñooñu ñëpp nag yoon daal dina dalaat tey jii ci seen kaw li nga xamante ne nag moo di seen avocat yi duggoo woon mooy ñi leen doon layool daal dinañ ko dàq ba mu daal di set wecc ndogal bu njëkk ba nga xamante ne CREI yi dugaloon na ko tey jii Cour suprême da ko daal di dëggal. ñu wax ci leneen mooy jumtuwaay jokkoo yi ñeel réseau téléphonique yi léeg-léeg nag dañuy faral di nemmeeku ne woote jot nit day doon lu jafe wala sax nga woo nit déggante bi du neex moo waraloon tey waa ARTP doon wooteeb ndaje ngir seq ko kilifa yi jiite yooyu lekkër ñu xool naka la ñu mën a jooyante boobu lépp mbir Cheikh Hassana Fall. jafe-jafe yu sénégalais yi ti am mu jëm ci mbiru qualité réseau téléphonique bi nekk na loo xam ne day wëy ti metti mu doon mbir boo xam ne su fekkee ne day wëy li ko waral moo di investissement bi ci war la opérateur yi deful la te loolee nekk loo xam ne war nañ ko gaaw a jeexal la. région yi moom li ñu fa jëlee mooy ne qualité bi des na et puis couverture bi des na surtout ci frontières yi ci Tambacounda ci Goudiri ci Matam ci Gurel Oumarli ci Ferlo fépp ñu jot a jaar daal nit ñi dañu wax ne réseau bi doyul te loolu problème mu sécurité la problème mu souveraineté nationale la. couverture moom bu doyulee investissement moo doyul rek loolu rek la investissement nag bu doyul responsable yi surtout opérateurs yi la. ab requête boo xam ne ñiy jiite ñetti opérateur téléphonie mobile yi nekk ci Sénégal la nee nañ dinañ xool lépp lu ñu mën ngir def ko ñoom sax fas nañoo yéene booloo seen doole. jël nañ décision investir pour ci wàllum cahier de charge boobu waaye tamit même suñu mottali woon obligation yooyu dina am des sénégalais yoo xam ne ba léegi amaguñu téléphone amaguñu internet te defe naa ñun ñëpp opérateurs yi loolu tamit dañu ñor loolu moo tax ñu bugg xool nu ñuy boole suñu doole ñun opérateurs yi mais par ARTP ak yeneen autorités yi pour mun a
indi suñu service ci pour jébbal ko Sénégalais yooyu. ginnaaw ba mu wëree yenn ci gox yu nekk ci biir réew mi la autorité de régulation des télécommunications ak poste moom gis ne dafa baax ngir mu taxawal ab bërëb boo xam ne ab échange bu multilatéral moo fay am ci digganteem ak yeneen acteurs yu nekk ci secteur bi la ab échange boo xam ne sax suñ ci noppee war na tax ñu mën a am ay solution ngir mën a def ba sénégalais yi fépp fu ñu mënti nekk lu ñu soxla ci téléphonie mobile ak ci connectivité ñu di ko mën di am. Cheikh Hassana Fall ñu wax ci wàllum koom jóge ci franc CFA jàll ci ECO coow li jeexagul ba tey ca Abuja Nigéria nag juróom benn réew yi nga xamante ne ñoo sekk mbir mi ñu nga fay amal ab ndaje Ndongo Sall Sylla moom nag xam-xamam màcc bu baax ci wàllum koom ñoom de ca boobu lépp ndaje nee na jooyanti nañ ci li nga xamante ne moom la ñuy tiit ca boobu lépp koppar di ECO waaye it ndogal bi nga xamante ne ñaari njiitu réew bu France ak bu Côte d'Ivoire jël nañ ko ñu daal di koy dégloo ci ni mu gën a yaatoo ci jokkoom ak Alassane Samba Diop. loolu du loo xam ne mën na bett nit ñi parce que soo xoolee ECO boobu tout xaalisu CEDEAO la CEDEAO mois juin ba lay passé 2019 dañoo wax ak ñoom ECO la ñuy tuddee seen xaalis léegi ECO boobu nag balaa nga ko mën a tuddee sa bopp sa dëkk sa monnaie il faut que pays bu nekk mu remplir ay critères d'entrée léegi nag 2019 bi ci li ministère de finance bu Nigéria waxoon madame Zeynab Ahmed dafa ne Togo rek moom moo ci remplir woon critères yi mais comme Togo dafa tuuti donc moom rek mun loon lancer ECO bi donc président ivoirien Alassane Ouattara ak président français Emmanuel Macron ñoom boobu ñu ñëwee ni dañoo bëgg ne CFA bi dafay tudd ECO déwén en fait ren jii nii 2020 loolu dafay xaw a jaaxal nit ñi parce que ñoom seen dëkk yi kenn remplir ci critère de convergence yi te ECO pays li de CFA moomuñu ko CEDEAO moo ko moom donc li gouverneur yi wax tey seen réunion ñoom ak ministère des finances su juróom ay dëkk yi mooy juróom-benn yi anglophone ak Guinée li ñuy wax loolu moo yenu maanaa daal nga xam ni ñoom ECO bi France moomu ko Côte d'Ivoire moomu ko mooy moomu ko ñoom bés bu ñu defee effort yi war pour mën a bokk ci zone ECO boobaa daal ñu mën a am taux bi mais pour l'instant moom ñoom vraiment seen CFA lañ nar a garder. gannaaw koom gi ñu wax ci wàllum alam gi ak li ñuy dippee agroécologie loole nag di ay méthode yoo xamante ne dañu ko teg ngir aar askan wi waaye it nit ki ci wàllum alam gi ak coppite fa jaww jekk yenn jafe-jafe yi ñuy janool ñu gis ne nag ca zone des Niayes ña nga ko fay yëngatu gu baax nag exploité ko fa muy dimbali askan wa rawatina ci li ñuy dippee exode rural jóge ci sa gox beddi ko dem ci beneen gox ñu dem nag ca commune bu Kër Moussa foofee nag alam gi am na yenn gàkk-gàkk yi mu fa def ànd ceeg Moustapha Gabar Diop ak Moussa Fall. soo demee bay génn Ndakaaru ba weesu ko ci lu tollu 4 kilomètres ab gox bu ñuy woowee Landu moo ngi fa file lu jege 2,000 nit ñoo fi yeewu mbay doon liggéey boo xam ne moom la ñuy dundee mu leen di jàppale tamit ngir ñuy am lu ñu def seen poche lii de su mu nee ne dafa fekk ni ñi yeewoo file dañoo def ay liggéey yu bari ngir sàmm seen suuf sile. parce que ruissellement yi aussi moom moo dafay causer dégradation suuf si maanaam day xolli suuf si li nekk ci kaw humus boobu lay yóbbu suuf si des kekk bi ñu koy commencé en 2006 fekk suuf si yëpp comme nii la mel kekk kese la mais bi ñu ci liggéey ñaari at teg ouvrage yooyu dañu gis ne suuf si dellu si waat na ñax mi dellu si waat na gàncax yu raaroon sax commencé war na ñëw ñu def benn test ji fa gombo maanaam kànja ak ñebbe ñu jox jigéen ñi semence ñu béy ko bi nawet bi jeexee ñoom constaté nañu carrément ne am na rendement. ñebbe ñambi ak bisaab doon yi fii sax ndax liggéey bi am solo bi ñu fii yeewoo di def. parce que mbéy mu sell te mucc ayib dafa am rendement. parce que bu fekkente ne dafa am produit chimique bu naree dund 3 weer bu amul benn produit mun naa dund lu mat juróom benn weer wala juróom ñaari weer loolu yëpp bokk na ci liñ ciy gagné. day yokk suñu gafa day yokk suñu wér-gu-yaram day yokk it wér-gu-yaramu suuf si parce que suuf day wër comme nit parce que suuf si bu yàqoo loo ci bay du dem mais bu fekkente ne suuf si amul benn produit chimique ndax kii rek lañ ciy def ay fumier ginaar yeeg bay yeeg fas yi suuf si ngay gën a dund. mbéy bi ñu def si gox bi la nag lenn lu jëm si wàllu pesticide wala sax engrais chimique. dugaluñ ko ci doxalin bi le sax tax ba ñoom ñam yi ñuy jaay jar loolu fii ci Sénégal ak bitim réew. mel na ni kon Sénégal fi mu toll yaakaar nañ ñu ngi ci processus ñu ngi ci yoon yoo xam ne bu ñu ko toppee xaj na li ëpp Sénégalais yi dinañ def production bio. am na ñu wax nag ni xaj na production bio mënul yor Sénégalais yi mënul dundal Sénégalais yi
mais est-ce que beneen façon production bi mën naa yor Sénégal yi dañ ba léegi ñu ngi jëggaani mais lu tax ñun bu ñuy jox tubaab bi di ko jox lu sell te ñun bu ñuy lekk lu ñu am baax na. ñi dëkk fii ci Landu bokk na tamit ci seeni jafe-jafe liggéey yu TER bile wala sax aéroport bu yees bi xam ne dañoo ñëw wàññi seen suuf yi ñu doon béyee te yokk coow ci lu jëm ci mbirum suuf. donc suuf soosu boo demee ba di ko ñàkk ci ay projets yoo xamante ne état moo ko indi maanaam ay autoroute à péage ay TER ay yooyu donc surface yi nga amoon donc yaa ngi koy commencé ñàkk ba nga wàññeeku daal te surface yooyu buy wàññeeku aussi mbéy mi mën nañu wax ne day wàññeeku. moom ñoo ngi ñaan daal ñu dimbale ñu parce que ñun jigéen ñi tam yaakaar lu dul bay ñoo suñu doom yi demoon yëpp dikkaat nañ ndax defaraat nañ suuf si parce que xale yi boo déggee xale yi dañ doon dem ndax suuf si boo béyee béy bi du baax waaye léegi loo béy da lay jox résultat. askan wi moomuñu benn yoon ressources minières yi nekkee ci réew mi du samay kàddu nag gis-gisu Demba Seydi la moom nag mooy directeur publier ce que vous payez maanaam fësal leen li ngeen ni fay yooyu les kàddu nag ñu ngi ko yëkkati jamono juñ doon amal ab panel jagleel ko ressources minières yi am ci réew mi ak naka lañ ko war a jëfandikoo li ma gis nag mooy foofu rek mbir mi am nañu dippee ab volonté politique Boubacar Dieng ma falfal. naka noonu réew yu bari seen suuf am li ñu tuddee ressources minières Sénégal fas yéene wekk suqalikoom ci boobu la pàcc waaye li am ba des mooy askan wi moom nga xam ni ñoo nekk ci yooyu la liggéey nga xam ne entreprise yi ñu ngi koy amal gisaguñu seen bopp ci mbir yi le Demba Seydi mooy directeur bu plateforme publier ce que vous payez bu Afrique de l'Ouest. dañ jàpp ni boobu ba léegi loolu mënul nekk dëgg parce que am na ci ay firnde yu bari yu wane ni que population yi ba tey mënuñ ci gis seen bopp li mel ni fonds d'appui au développement local li mel ni fonds d'appui et péréquation bi li mel ni li gaz bi di jural Sénégal 12% yooyu ba tey benn population mënu la ne gis naa ci sama bopp parce que fonds yi ba tey opérationnel te ñu jàpp ni état bi ci loolu la war a def ay effort. ci gis-gisu Demba Seydi li am ba des mooy nguur gi amagul yéene matal dogal yi nga xam ne jël na ko. dara warul tax duñ joxe xaalis boobu parce que xaalis la boo xam ne recouvrer nañ ko jël nañ ko dugal ko ci gafaka réew Sénégal donc mënuñu comprendre ci kaw loolu lu tax mënuñ ko joxe peut-être que mën nañu jàpp ni dañ jël xaalis bi yóbbu ko ci yeneen mbir te loolu la droit tuddee détournement d'objectif te loolu nag bu dee looloo am bu ñu vérifier ba gëm ne loolu moo am na dinañ leen yóbbu ci yoon pour sénégalais yi mën a jot ci seen wàll parce que ressources yi sénégalais yi ko moom. gannaaw yónnee nguur gi leneen li ci am mooy yoon yi nga xam ne teg nañ ko amul koy saytu. jël nañu ay loi sur les hydrocarbures loi sur le code gazier mu ngi ñëw sur le contenu local yooyu yëpp ñu ngi ciy saytu di xool naka la ñuy fexe ba loolu mën a antu mën a nekk loo xam ne mais loolu boo ko defee ba téye ko ba nee ne lii laa taxawal. il faut mu am ay nit yu ko mën a ñu koy appliquer est-ce que ñun ñooñu former nañ leen am nañu capacité yi pour mën a saytu léegi pétrole bi ak gaz bi ak mécanisme yi ñi ñuy wax ci contenu local bi ndax am na ñu ngi ci mu ngi jaar ci yoon. si ay at yu néew Sénégal dina tàmbali génn ci suufam li nga xam ne moo di pétrole ak gaz waaye ci gis-gisu Omar Sy entreprise yi nekk ci wàllum privé bi fi mu toll nii pareeguñu ngir bokk ci yooyu la liggéey. Boubacar Dieng ca Mbàkke nag am na ci yenn ci gox-goxaat yoo xamante ne kër liggéeykaay gi di Aquatech moo leen di séddale ndox ñu ne nag bëggatuñu ci lenn li ñu bëgg mooy nguur ga daal di xoolaat yorin nga dox sax ba dog contrat bi dox seen digganteeg waa Aquatech ndax yorin bi ñuy yor forage yi foofee dara ci jaarul yoon ñu dem foofu fekk fa suñu ndaw gox ndak loo. askan wi yeewoo ci kaw gi fekk baax ci Mbàkke ñaawlu doxalinu kuréel gi di Aquatech bu ñu sukkandikoo ci président bu maire yu département bu Mbàkke di xamle ne jote ci ndox mu sell loolee jamono ji tembe lu jafe la. doxin gi moom bu dee nii la moom dagg contrat bi rek mooy solution bi seulement nag état aussi il faut ñu comprendre ne état day gérer réew mi yëpp gérer wul département Mbàkke gérer wul commune Typ kese donc. am na forage comme suñu département bii ñun amu yoon benn problème forage yëpp a ngi doon fonctionner mais am na forage yoo xam ne quand même fonctionner wutoon donc état affaire générale lay gérer bu dee gérer affaire générale nag ñun liñ gis ñu constaté ko ci département Mbacké mooy Aquatech miñ jox forage yi fii moom doxut. mu di situation bu umpul préfet bu département bu Mbacké mi xamle ne dinañu def seen kéemtulaayu kàttan ngir fàcc loolu léegi. jàpp nañu ne ci problème mu tarification bi ni ko yenn. ak askan bi di dundee dañu jàpp ne xaw na diis loolu waa effort jël nañ ko dugg na seen nopp te bokk na ci li ñuy wax li ñu war a def élément évaluation
nga xam ne dinañ ko présenter président de la République si lii évoluer réforme bi ñu jël ko comme mesure de correction si réforme bi. joxoñ baaraam gile waral njiital Aquatech yëkkati kàddu ginnaaw ba muy xamle ne li ñëpp ñoo yem ci lu ni mel. On va pas faire une délégation de service public pour l'ensemble du Sénégal et dire que le département de Mbacké seul va sortir de cette délégation pour s'autogérer, ça n'a aucun sens. Donc je pense que c'est même pas la peine d'ouvrir des portes qui ne peuvent pas se refermer, mais il est clair et net aujourd'hui que le premier engagement qu'on a, c'est celui de donner de l'eau en quantité et en qualité aux populations. askan wi di yeewoo ci kaw ga fekk baax ci département bu Mbacké ne lenn kottu la ñuy sàkku mu di dakkal contrat bi leen lëkkale ak kuréel gi di Aquatech. dellu si ci Ndakaaru yem ca banlieue ba wax ci wàllum wér-gu-yaram foofee nag daan nañu pa dalloo benn unité néonatale ak kangourou loolu nag jëm ci xeex bi nga xamante ne ñu ngi koy xeex gono yi juddu tey loru wala sax ñu daal di faatu waaye te dimbali soxna yi nga xamante ne dañoo tollu pa diggante ci jamono ji ñuy mucc boobu lépp bërëb nag ba ñu koy dalloo mu ngi nekkoon ci kanamu jëriñ gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr Mamadou Lamine Fati. jumtuwaay bu ees buy taxawu xale yi nga xam ne juddu te mëtuñu ak kangourou ñu inauguré ko ci l'hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye boobu ba léegi lu ëpp 900 liir dalal nañ leen ci bërëb bile. mu unité boo xamante ni mooy accueillir xale yi nga xamante ni bu ñu juddoo dañuy juddu avant seen date bi ñu leen programmé. Donc dañu am poids bu ndaw a ndaw ak ñi nga xamante ni bi ñuy juddu yuuxuñu ak yeneen mooy vraiment ñi nga xamante ni dañu am ay difficulté ñooñu dañuy jël accueillir leen yóbbu leen ci biir service néonatologie bi bàyyi leen foofu ci biir ay couveuse ñuy màgg nànk-nànk ñu leen di faj. léegi unité kangourou bi day ñëw mattali un peu liggéeyu néonat bi mooy xale yi nga xamante ne tane nañu ñu mën leen andi fii ñu nekk ak seen yaay. ñu nekk ci kaw seen yaay mu nekk méthode corps à corps pour ñuy mën a di màgg nànk-nànk. meneen outil bu wees ngir mën a jàppale liir yi nga xam ne noo joogu juddu te mëtuñu dolleeku ci li fi amoon ci l'hôpital wile. ñu xalaat def unité bi c'est parce que dañu am maternité boo xamante ni macha allah ñëpp xam nañu maternité Roi Baudouin yàgg na biñ ko créé maternité de référence la ñu bëri fii nañu ñëw te dañuy def accouchement bu bëree bëri 4500 par an. ci biir nag toujours ni nga gis ñoo xamante ni ay xale yoo xamante dañu am ay jafe-jafe avant ñu doon am unité néonat bi dañ leen doon yóbbu ci yeneen structure yi nga xamante ni am nañu unité néonat pour ñu jël leen te parfois foofu tam day fees bu ko defee xale yi dañuy wër ak tout ça ak yooyu léegi nag biñ ko créé ba léegi vraiment taux de mortalité bi moom wàññeeku na bu baax a baax vraiment wàññeeku na bu baax a baax taux de rotation bi moom c'est presque 90%, c'est-à-dire que bu xale demee kenn xale ñëw. waaw ministre bi yore mbirum wérgu yaram ak mbirum action sociale àndoon ak délégation bu rëy ñëw ngir inaugurer unité bi nga xam ne moom la ñuy jàppalee xale yi nga xam ne dañoo juddu te mëtuñu ak méthode kangourou yi ci l'hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye ci teew gi la sax ñu gis fi madame Sylvia Danaylov toogal fi UNICEF ci Sénégal. pàcc bu mujj ci biir xibaar yi bi ci réew lay daal di doon ñu ànd ceek Ndeye Mariam Gaye ñu tàmbalee actualité internationale ak Guinée mi nga xamante ni nii manifestation yaa nga fay wéy ba tey ngir xeex projet bu bees bi jëm ci wàllu constitution te nga xamante ni nii président guinéen ba moo ko fa dëgmal ci ñetti fan daanaka am na ñetti ñoo xamante ni nii ñàkk nañ ci seen bakkan ba tax Human Rights Watch di wax ci rapportam bu mujj bi nga xamante ni nii dëgmal na ko ci àddina wërngal këpp que ni fii ci Guinée dañuy bañ li nga xamante ni nii mooy ay daje ak ay ñaxtu ci mbedd yi. ci geneen wàll ga Damantang Albert Camara ministre guinéen bi yor wàllu sécurité ak protection civile moom nee na dafay jaaxle bu déggee lii waa Human Rights Watch di wax ndax fii ci Guinée terewul benn yoon li nga xam ne nii mooy manifester ak dajaloo ci ay kuréel. direction générale bu police nationale bi moom mi ngi xamle ci benn circulaire bu mu génne que ni am na comportement yoo xamante ni yenn ci seeni agent am nañ ko ci réseaux sociaux yi gënalu leen te dinañ fexe ba ëbbi ab l'enquête ngir xam képp koo xamante ni nii yaa ko def wala laale nga ci.
ñu jàll ca Angola ak ki nga xamante ni nii mooy Isabel dos Santos moom mi nekk daanaka ci ab guerre bu jeexagul ak justice ak gouvernement Angola bi ñoom ñi kat liñ koy taxal mooy ab détournement de fonds publics moom mi kat mi ngi menacé ni dina bokk sax ci candidature présidentielle yi ñuy amal ci fan yi ñu jëm depuis ñaari semaine doomu président bi fi nekkoon di José Eduardo dos Santos moom mi ngi weddi tuuma yi ñuy teg ci ndoddam nekk ni dafa këpp keesu état yi ci jamonoy nguuru papaam ci benn entretien bu mu amoon ci rajo portugaise publique bi ñuy woowee RTP soxna si mi ngi xamle ni dina fexe ba bokk ci ñuy xëccoo nguur gi ci atum 2022 ngir jiite réew mi. weer bii ñu génn tribunal bu Luanda waxoon na nañu tëj compte bancaire soxna dos Santos mi ak itam lépp loo xamante ni nii ay yëngu-yëngu la jëm ci wàllu entreprise am yi ndax kat yoon daf ko soupçonné ni dafa détourné moom ak jëkkëram ji di syndicat Dokolo lu toll ci 1 milliard ci ay dollars ci seen compte entreprise bi di Sonangol ak Andiama ngir jëmale ko ci seen yëfi bopp. magazine américaine bi di Forbes nga xamante ni jàpp na ni soxna si moo nekk ki gën a am xaalis ci Afrique nee na suñu ko tëjee daanaka dinañ yóbbee chômage lu toll ci 20 000 salariés fii ci Angola ci fàttali moom papaam ji di José Eduardo dos Santos jiite woon na Angola lu toll ci fanweeri at ak juróom-ñett diggante 1979 ba 2017 critique yi nga xamante ne ni nag moom lañ koy reproché mooy mu jëloon koppari réew mi salfaañe ko moom ak i mbokkam. ca Australie moom taw ya wàcc nañ ginnaaw bi nga xamante ni nii toog nañ ay weer yu bëri di ko xaar taw yooyu nag dañoo ñëw ci jamono ji nga xamante ni nii lakk-lakk yi bëri woon na loolu ci dëkk bi sonaloon leen torop waaye nag ñi ngi tiit ni bu wéyee dina leen mujjee indil ay jafe-jafe ndax kat yile taw dem nañ ba toll ci 80 000 mètres ci yenn dëkk yi te nag noonu la nar a continuer diiru week-end bi yépp lakk-lakk yi nga xamante ni nag ñoo fi amoon toll nañ ci ay centaines te ci ñoom ñooñee lu tolloog 30 jot nañ leen a maîtriser ci biir état Nouvelle-Galles Sud bi nga xamante ni nii mooy dëkk bi gën a bëri nit ci Australie waaye nekk itam dëkk bi lakk yi gënoon a sonal. mu mel ni nag seen gént gi la jeexagul ndax kat autorité yi nga xamante ni nii ñoo jiite dëkk bi li ñuy ragal mooy su taw yi wéyee daal di jël dóom bi nga xamante ni lakk-lakk yi indi woon na ko mujjee jaxasoo ak ndox mi ba nit ñi di ko naan mu mën leen a jural ay musiba ci fàttali rek yi la lakk jotoon nañoo faat lu toll ci 20 nit ak juróom-ñett scientifique yi sax ñoom di xayma li ci ñàkk bakkan ci ay mala tolloon ci limuk 1 milliard. ñu tëjee ak Paris Londres Berlin mi nga xamante ni nii xamle nañ ne ni dañuy door procédure contre Iran mi nga xamante ni nii respecté wul engagement yi mu jëloon ci accord de Vienne bi ci benn source bu ñu jëlee Washington moom mi ngi xamle ni lii extorsion lañ ko tuddee te ci moom Donald Trump day def chantage kii di Paris Londres ak Berlin tax ñoom di leen menacer ci yokk taxe yi nga xamante ni nii moom la ñuy teg ci importation oto yi jóge Europe su fekkee enclenché wu li nga xam ne nii mooy mécanisme de résolution ak Iran ñetti dëkk yi nga xam ne ñoo signé woon bi lépp accord ci atum 2015 ci lu jëm ci wàllu nucléaire ci Iran ñoom ñëpp danañ ko exécuter ndax ñoom ñett ñooñee jël nañ benn procédure contre Iran ngir dëkkub jullit bi di wéy di def dogal yi ñu xaatimoon ci seen daje bu njëkk su ko deful nag dinañ mujjee koo teg ay sanctions yu diis yu jógee ci àdduna wërngal këpp. jaajëfal bu baax Ndeye Mariam Gueye yéen it mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax ci teewlu bi 19h45 Assane Gueye ñoo andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan 20h30 seen émission kenn askan wi sant leen gërëm leen bu baax ci teewlu bi jërë ngeen jëf.